13h benn waxtu sënkam ci télévision Futur Média mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci lu tollook ñeenti tonnes ak lu ko toftal ci sinébar moom moomee nag le douane bu zone centre daal di nangu wi at bi commencé ba léegi xam ngeen ne colonel Bourama Diémé moom mooy responsable boobu les zones nga xam ne moom moo ëmb dëkk yu ci mel ni Fatick Kaolack Diourbel ba ci sax fa nga xam ne moom moo di ca Kaffrine xam ngeen ne niki ëllëg ci gaaw bi la ñuy màggal suuxub bateau le Joola ren bi le nag nekk fukk ak juróom-ñetteel bi yoon ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di njabootu ko ñu ci loru nag di sàkku yoon daal di def liggéeyam ci wowle wàll xam ngeen itam ren dafa yemook mbas mi daal di poñ réew bu Sénégal gis ngeen ko noonu moom moomee nag di jirim kooke ngeen di gis li mu xamle moom moo di nag ca diwaan bu Sikicoor ñi nga xam ne ñoom ñoo fa ñoo njabootu ñu ci loru di sàkku rek ci askan waa ñu daal di toog seen i ay kër amal ay ñaan ngir rek suuf mën a sedd ci seen kaw daañu wax ci mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew mbokk yi jàppale ne ni ki démb amul benn doomi aadama woo xamante ni daal nay ñàkk bakkanam ci coronavirus ñaar fukk ak ñett ci ay cas positif juróom-ñaari ci ñoom di ay cas contact daañ ci dikk ni mu gën a yaatoo xam ngeen ne ay bés sënkam moom moo des ngir rek taalibe yi daal di wutali ca dëkk wu sell wa Touba foofee nag mu mel ni hôpital Matlaboul Fawzeyni nag ni ki ren yi nag lu tollook juróomi fan dina saytu aji tawat ji te duñu fay dara jamono yi nag ñu ngi xaar ci lu tollook 2 junni ci ay aji tawat màggaluk Touba ku nekk xam na ne su ko waxee lu tollook weeruk safar gi bu teroo rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi dañuy faral di màggal lu ni mel daayira Touba buntu Pikine nag ni ki ren amalu ko ndax jàngoroy coronavirus waaye tam xool na weneen ab matuwaay woo xamante ni dina ko mën a tekk ngir koppar wañ ca daan dugal ñu am fu ñu ko def daañ ci teewlu reportage bu Abi Faye mbokk yi daañ ci toftal itam li nga xam ne moom la yéene kaay yi xëye ni ki tey ji ci àjjuma ji bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce jërë ngeen jëf mbokk yi rafet land bi ak télévision Futur Média maa ngi leen ko doon junju sànq lu toll ak 4 tonnes ak lu ko toftal ci ay sinébar moom nag la douane bi nga xam ne moom moo ëmb zone centre nag daal di nangu ci diirug at wi colonel Bourama Diémé xam ngeen ne moom mooy responsable bu zone boobee nga xam ne moom moo ëmb dëkk yu ci mel ni Fatick Kaffrine Diourbel ak fa nga xam ne moom moo di ca Kaolack googee la ñuy dem fekk fa Ibrahima Diamé ak Faly Gueye jàpp na lu ëpp 2 tonnes yamba ci talaata bi ñu génn bi 4 waxtu ci guddi jotee ci la kilifa bi yore subdivision centre amal fa ay tànki nemmeeku ci noonu sax ci la xamle ci diirub juróom-ñeenti weer jot nañoo jàpp lu ëpp 4 tonnes yamba ci gox bile. certes li ñuy jàpp tey dafa bari mais saisies yi dafa bari depuis le début de l'année yeneen unité direction régionale du centre mooy su ma waxee direction régionale du centre mooy direction bi douane bu couvrir région de Fatick région de Diourbel région de Kaffrine et région de Kaolack unité yooyu dañu illustré wu ci saisies yu bari parce que tey bu ñuy xayma depuis le début de l'année ba tey ñu ngi am 4 tonnes 500 de yamba mooy li ñuy naan chanvre yemul ci yooyu rek parce que am na yeneen produits yi nga xamante ni yi lore comme médicaments contrefaits yi les produits de prohibition yi nga xamante ne comme cuisse de poulet yi nga xamante ne. 2 tonnes yamba yooyu ñu mujj jàpp ci ab oto malien dañu modifié woon réservoiru gasoil ba kuppati ko sol fa ay takku yamba rax ci dolli guddaayu oto bi nekk fukki mètre ak ñeent ñu kuppati genn wàll ga def ko ab kër sol fa ay saaku yamba lu ni mel nag ci xarañteefu douane yi la ñu mujj nemmeekoo loolu. dem ci ba jeex contrôlé ko ci lañ gisee ne daal am na ab sinébar bu ci nekkoon lu toll ci 2 tonnes. ak lu tegal biñ ko xayma mu ngi doon téeméeri million ak juróom-ñett fukk ak ñaar ak téeméeri junni yu teg mooy maanaam dafa am pàcc bu xam ne nii ci biir oto bi dañ koy nëbb maanaam du bokk ci oto mais dañ koy defar ngir di fa nëbbu ay yu mel ne ay sinébar yu mel nii bon amoon na chauffeur ak apprenti Mali lañ jóge woon di dem Ndakaaru diggante Koungheul Kaffrine ba Kaolack nekk sele ba yoon moo tax douanier nag di sàkku ci askan wi ñu gën a lëkkaloog ñoom ngir gàntal pexey samba boo yooyu nga xam ne lii seen yitte rek mooy fexe luy lor askan wi.
Amar Ndiaye Boubacar Fall bopp cant ak ngërëm ñeel na leen maa ngi leen ko doon junjoo sànq mbokk yi bi ñu door yi la jotaayu xabaar xam ngeen ne ni ki ëllëg ci gaaw bi la fukk ak juróom-ñetteel bi yoon bu anniversaire bu suuxuk batalo Joola ci li nga xam ne moom moo di waax yi njabootuk ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci wàllu woowee nag ñuy sàkk yoon daal di def liggéeyam ci woowule wàll dañ ciy teewlu Martine Kouroma nag moom moomee di jirim ni ki tey ji moom moo nekkoon ganuk info du matin ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia ak Diafra Ba. lu ñu nar mooy def benn minute de silence ak ay ñaan midi bu jotee incha allah donc dañuy ñaan bépp nit bu ñu mën a jàppale ñu booloo ñaanal suñu waajur yi ak suñu xarit yi nga xam ne ñoom ñoo des ci naufrage bi. donc ponc yi moom mooy le 26 ñu def ko journée de souvenir devoir de justice bi. musée mémorial bi prise renfoulement bateau bi ak prise en charge orphelins yi ak rescapés yi. man moom am naa yaakaar ni que tôt ou tard justice bi dina am incha allah parce que justice dafa nar a am parce que bu nekkoon 2000 poulets lañ bàyyi woon ci géej bi di ngeen rendre ko état Sénégal dina rendre compte ñi nga xam ne ñooy liggéey lépp ci écologie mais bii ay nit lañ te ñun ñëpp ay nit lañ. donc waruñu xool 2000 personnes nekk ci géej bi ñu xam fu ñu nekk ba léegi justice mënta am ñu classé ko non-lieu loolu mënta ne xel sax nangu ko. incha allah yàlla rek moom ay mbiram incha allah dossier bi dinañ ko defaat incha allah. mën na nekk kenn ci xale yi orphelins yi ñëw nekk ministre wala mu nekk procureur nekk ministre de la justice wala mu nekk procureur ñu dikkalaat. dossier bi rek incha allah. xam ngeen ne mbokk yi lu ni mel nag ni ki ren dafa tombeek jàngoroy coronavirus daal di poñe réew bu Sénégal ba tax itam ca diwaan bu Sikicoor li ñuy sàkku moom moo di ñi nga xam ne ñoom ñoo di njabootu ñu ci loru daal di toog seen ak makkaan amal fa li nga xam ne moom moo di ay ñaan dañuy teewlu Moussa Diem kenn la ci ñoom Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñoom ñoo tataan ay kàddoom. bu ñu waxee ci 18e anniversaire wu batalo Joola bi anniversaire bu exceptionnel la exceptionnel parce que dafa tombé ci loo xam te ne li kenn yaakaaru ko woon te kenn bëggu ko mooy maanaam pandémie bi ñu naan Covid 19 ci booba ñun dañu jël suñu matuwaay ñu naan ñu ngi ñaan parents yi du càgge ni bëgguñu ñu ñëw mais ñu ngi leen di ñaan ñu muñal ñu ndax place yu ñuy réservé pour nit ñi ñëw day doon ay place yu néew ku nekk booy toog sa wetu morom dafa war a am 100 mètres mu am loolu moom dañ ci taxaw amul benn demi mesure rax si dolli dañoo bëgg dañu leen di ñaan di leen ñaaxaat képp koo xamante ne kii da ngay ñëw ci manifestation bi te ñun ñoo la bay nga ñëw balaa ngaa dugg da ngay raxasu raxas sa loxo bi mu set boo ci pare sa masque moom boo ko amul jarul nga ñëw. ñu dem ca diwaan bu Sédhiou mbokk yi Sédhiou ak ndox mu nga xam ne moom moo ko wër foofee nag dañuy faral di fa nemmeeku yenn ci ay accident maanaam ay gaal yoo xamante ne ni dañuy rek daal di soox ci li nga xam ne moom moo di waax yi ba tax itam ni ki ren ji nag village bu Massara daal di jot ay pirogue yoo xamante ni ay pirogue artisanal la ba tax itam ndaje wa nga xam ne amaloon nañ ko ngir jox ko askan woowee daal nañ cee profito ngir rek daal di wax yenn ci seeni ay jafe-jafe ñu teewlu reportage bu Bakary Konté ak Khali Diamé. parfois sax mu am ñoo xamante ne dañuy faatu loolu moo amoon sax ci village bu Massaria nekk ci commune bu Bambali. dafa amoon fii benn accident bu rëy ci accident boobu dañu gis taxawaay mairie bi parce que tous les conseils je dis unanimement ñoom ñëpp fii la ñu yónni woon ba ñu gis corps bi bu ñu gisee corps yi si la ñuy taxaw ñu ne de. instant yi mënuñu wax kañ lay doon mais lu ñu jàpp ci yéene dinañ accompagner village bi pour traverser mun a yomb. conseil municipal daal di joxe benn pirogue motorisé jox ko askan Massaria pour nag xeex accident yoo xamante ne dañuy bëri fii ci diwaan bi. boo gisee ñu def lii parce que dafa amoon problème bi fi nekkoon mooy suuxu nit ñi ci ndoxu géej bi te loolu doléance population moo tax mën a leen ñuy dem lijjante buñ ko amee nañ leen jàppale. tey lañ indi tey bés bi moo jot tey ñu indi loolu ci xayma ko ci 3 millions indi ko fii
Massaria pour régler problème bu leen di ñaaxaat pour ñu bu ñuy dugg ci géej pour traverser rek vraiment nañ sol seenu gilet. occasion la ci population yi nag di poser yeneen doléance yu mel ni jafe-jafe ci wàllum téléphone électricité wante tam yoon yi nu ñu baaxul. ci dëkk bi am na ay mécaniciens am na ay soudeur am na yeneen yoo xam ne seen activité élevage dafa nekk transformation dafa wekkoo ci courant fii dafa am ay plantation yu dul jeex 200 plantation am na fii kaju mango orange ak yeneen activité agricole am na fii nit yi dañuy dem géej am sipax am jën am yeneen huître mais dañuy am jafe-jafe pour yóbbu ko tey suñu capitale régionale. case bu santé bu diwaan bi Massaria mu ngi ci ay jafe-jafe yi tar ndaxte amul garab amul personnel qualifié ñu bëgg nag ñi génnee case de santé bi daal leen tabaxal benn poste de santé. diwaan bu Fatick mbokk yi du yàgg dara daañu rek am ab gaaru ceer wu yees xam ngeen ne ba fa nekk dañ ko war a jag-jagalaat li nga xam ne moom moo di mbënd mi ñëw daal di koy gën a yàqaat naam autorité municipalité ba nag municipal ba ma ngi ca doon jéem ay jéego dañuy teewlu ka nga xam ne moom moo di jiit bu bokk moomeel bu diwaan bu Fatick moom Matar Ba Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ñoom ñoo taataan ay kàddoom. xam ne ci PACASEN la jóge projet bu am solo bu président Macky Sall teg pour accompagner communes yi bi ñu ko jëlee nag te ñu xalaat ne gare routière bi jafe-jafe la ñu jël juróom-ñaar fukki millions teg ko côté bële pour que ñu mën a defar li nga xamante mooy gare routière bi loolu nag waa ARD ñu ngi ñu ci dimbale muy ingénieurs yi pour xool nan lañ koy defaree ba gare routière bi dootu mel ni mu ramee mais loolu du solution définitive parce que Fatick day màgg dëkk buy màgg nag infrastructure yi day dem ba nekk lu tuuti moo tax ministre Omar Youm nga xam moo yor transport service am yi ñu ngi liggéey ak ñun pour ñu amaat beneen maquette boo xamante ne su boobaa dinañu def beneen gare routière bu mag xam naa ne nag comme Fatick suufam moom jeex na presque li ñu war a def moom mooy giseek Ñaaxar wala Diouroup pour xool fan la ñuy amee surface boo xam ne dinañ def gare routière bu gën a mag bi gën a mucc ay def nañu it fanweeri million pour yóbbu courant bi fi mu yeggul parce que am na fu bari ci dëkk bi amul courant te war naa am courant. ñu wax wàllu wér-gu-yaram mbokk yi rawatina jàngoroy mbas mi niki démb nag xam ngeen ne amul benn doomi aadama woo xamante ni dal na ci ñàkk bakkanam 23 ci ay cas positif la ñu am mu mel ni nag juróom-ñaari ci ñoom ay cas contact lañu fukki ak juróom di ay cas communautaire ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan lañu ko jëlee dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. Ce vendredi 25 septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1170 tests réalisés, 23 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1. ñu wéyal xibaar yi di jégalu baax baax ci kàddu nasaraan yooyu ñu leen jox du ñàkk lu ni mel itam daañ ko am ci suñu yeneen jotaayu xibaar waaye jàpp leen ne amul benn doomu aadama boo xamante ni daal na ci faatu niki démb 23 ci ay cas positif juróom-ñaar yi ci ñoom nag di ay cas contact fukki ak juróom cas communautaire daañ ñëwaat ci mbas mi nu mu gën a yaatoo fii ci réew bu Sénégal nag mu mel ni li mu ko tout tànk yi nga xam ne ñoom ñooy amee li nga xam ne moom moo di feebaruk VIH nag bëri na lool seen ak lim bu ñu sukkandikoo ci UNICEF ba tax itam ñu amaloon ab waxtaan xool nan la ñuy def ngir daal di indi ab ndimbal ci mbir mu ni mel ñu teewlu reportage bu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. namp feebaru sida dal na leen bu ñu sukkandikoo ci région nationale association yi nga xam ni ñoom ñoo am feebar boobu ñoom sax ñuy wax lan moo nekk seeni jafe-jafe. ginnaaw UNICEF bi mu defee ab lël pour jàngat ci dayoo doomu jàngoro fi Sénégal gis na ne ci lim boo xam ne si 2500 personnes yoo xam ne si couche bu nekk mi ngi ci mag ak ndaw bi ñu ko defee def ay test gis nañ ne 22,4% ci ay xale foofu la ñu fekk doomu jàngoro si daal. li ñu gën a soxal ci mbir mi nga xam ne suñu ko tegee ki ñu war a ci jàppale ñu ci dinañ indi saafara ci xale yooyu ñu war a dépister ñu war a xam seen doomu jàngoro ñu war leen mën a dugal ci traitement war leen mën a préserver pour ëllëg. li ni mel sax a tax ñu daal di tëral ab plan loolu rek ngir ñu mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel. ki nga xam ne si daf ñu ci war a jàppale muy le GNP plus daf ne dem leen ngeen natt seen bopp xool leen ba xam mën ngeen ko def xool ngeen ba xam am ngeen ay ressources humaines boo ko déggee mooy ay nit ñoo xam ne si
taxaw nañ pour liggéey si liggéey bi pour am ci ndam mais dem leen ngeen natt seen bopp aussi ba xam li nga xam ne si moom moo war pour ngeen am ko muy capacité de toucher les problèmes au fond dem leen ngeen xool ba xam mën ngeen ko bu ko defee ngeen wax lan ngeen soxla ak nan ngeen ko bëggee ñun ñu fekk si leen si pour ngeen jàppale seen ndaw yooyu pour ëllëg ñu mën a dund avec le VIH. ci jamono ji nga xam ne nag feebaru coronavirus mu ngi ci dëkk bi kuréel gi ëmb ñi nga xam ne dañu am feebaru sida di xamle ni seeni ñoñ yi ñoom la feebaru mbas mi gën a yàpp. jërëjëf Abdourahmane Diallo ca diwaan bu Mbour ñu wax ci leneen mbokk yi xam ngeen ne màggalu Touba ay fan kese moom moo ci des nag ca dëkk wa sell wa nag hôpital Matlaboul Fawzeyni jàppaleen ne dina saytu aji tawat ji ci diiru juróomi fan yoo xamante ni duñu fa fay dara lépp lu ñeel nag saytu gi ci wàllu mbas mi itam dañ ko fa amal jamono yi nag ñu ngi fay xaar lu tollook 2 junni ci ay aji tawat ñu dem ca diwaan bu Touba fekk fa Mohamed Diop ak Talla Samb. hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba directeur bi di Makhtar Lo wax ne fukki weer ak juróom-ñett yi nga xam ne toog na ko ci bopp hôpital bi dugal na lu ëpp 200 millions ci suñuy koppar ngir mën a soppi xar kanamu hôpital bi. atum 2019 ak 2020 bi ñuy waaj a jeexal lu bari ci wàllu investissement hôpital def na ko maanaam jumtukaay yu bari hôpital jënd na ko ngir mën a yokk. jumtukaay yi nga xam ne moom la hôpital jëfandikoo. màggal bu Touba di jub si hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba noppi na ngir dalal ñi nga xamee ne ñooy am jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ci màggal gile. mi ngi jéem a fexe ba mën a dalal lu mat 2 junni ci ay malade parce que juróomi fan màggal gi maanaam 2 fan yu njëkk yi ak bisu màggal gi ak 2 fan yi ci topp hôpital day def consultation gratuite maanaam ñi muy seet muy ay pèlerins yi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si. kuñ ci seetam boo ci amee tolof-tolof dañ lay faj te doo ci fay dara. jamonoy mbas mi di Covid 19 ab dispositif bu jéggi dayoo ñoo ngi ko fay amal ngir mën a jël bépp cas suspect boo xam ne nemmeeku nañ ko. dañ ci ciy jël comme ay matuwaay yu bees mooy ci biir hôpital bi. dañuy ñëw ci fi ñu leen di fajee dafa am beneen fu ñu leen njëkk seete ba bu leen seete foofu nag ñi nga xam ne ñoom dañoo jot ci ñoom jàngoro jooju ñooñu bu ñu leen jëlee. am na ay bërëb yoo xam ne bii dañ ko jël ba pare pour yóbbu leen foofu. ñu defoon néeg léegi nag bu ñu leen prélèvement boobu. wala ñu koy yóbbu ba jëm fi mu ne nii ministère de la santé mi ngi def ay pexe pour que ñu mën a fexe am laboratoire boo xam ne ci biir hôpital bi buy def test yooyu su ko defee bu ñu defee test yi résultat bi dañu gën a gaaw a génn. ñu tabax ko ci 2 hectares hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ñu ngi ko inauguré 25 mars atum 2005 mu nekk nag liggéey boo xam ne daayira Matlaboul Fawzeyni moom moo ko doon amal lépp nag ñu xayma ko ci 2 milliards ak genn wàll. Mohamed Diop xam nga ne màggalug Touba nag saa yu weeru safar tero ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi dañ koy faral di amal ci li nga xam ne moom moo di gox yi di joxe ay berndeek yu ni mel ni ki ren ji nag amaluñu lu ñu mel ndax li nga xam ne rek moom moo di jàngoroy coronavirus ca diwaan bu Pikine la ñuy wax daara buntu Pikine ba fa nag ni ki ren xool na beneen ab matuwaay woo xamante ni teg na ko ngir koppar ya nga xam ne moom la daan def ci safar ga mu am neneen nu ko def loolee lépp di ngeen ko xam ci reportage bi nga xam ne Abi Faye ak Modou Diop def nañu ko. xamante ni te mbas mi ngi lëmbee àdduna wërngal këpp rawatina fii ci Sénégal 18 safar ni ko taalibe murid yi daan defee atum 2020 gi wute na bu baax ndax amul benn yëngute te it lépp dañu ko aaye te ko ci suuf ñoom ñii ne duñu def lenn lu dul wëy ci ndigal xalif général des mourides ga nga xamante ni la ko tax a jóg moo di xeex coronavirus. sant ko sëriñ bi ci bis bu mag bi. waaye ren comme wax dëgg yàlla li xew te daje bi dañ koy bañ ren sëriñ bi wax dëgg si yàlla daal di joxe ndigal ci ne ren xam naa dina yëg ne safar am na rek ci tag kafeet joxe waaye lu jëm ci dajaloo bi ak joxe bernde yi moom ren xam naa dañu koy jéggal. ci am fierté waaw am ci cant te lépp luñ ci def dañ koy xeeb dinañ fi rey 2 nag wala 3 nag dañ ko fi rey te ren ji amoon nañu yéene def sax lépp 3 nag mais comme jamono moo tëdd nii nag li ñu sëñ bi wax ñun ndigal rek lay wooyee. tax na itam ñoom ñu dajale koppar gu duun dem jox ko ki nga xamante ne mooy Serigne Mountakha Mbacké daayira Touba buntu Pikine bi desuñu ci benn yoon ginnaaw. comme que ñun suñu sëriñ ki nga xam ne moom lañ yaakaar muy Serigne Mountakha lam ñu wax dégg nañ ko te loolu ñuy wax moom la ñuy jëfee. loolu nag la ñuy doxee ñu boole ci sant gu wér a wér nag ndax donte ne dañ doon liggéey fii di ci dab ngërëmal sëñ bi waaye ndigal moom moo gën a wér lépp. comme liggéeyam sëriñ bi moom du jeex te yaatu na
ñu jël lépp daal di koy yóbbu joxe ko àddee Sëñ Muntaxa te di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér. fukki fan des màggal Touba jot ñi ngi koy waajal bu baax ñoom ñi nga xamante ne ay taalibe murid lañ noonee la ko moom Baye Fall bii di Madiale defee. doolee màggal gi la rek ngir jeex ko jubluwuñ ci leen dul maanaam berndeel jaam ñi ak sant suñu borom ndax wane na ni sant suñu borom mënut a wees jaamu yàlla. Touba di xaarandi ña nga xamante ne te ñoo di murid yi ñu ñëw màggal si ci jamono joo xamante ne mbas mee ngi lëmbee dëkk bi waaye teewul itam ñoom ku ci nekk nee nañ daañu sàlloo dige ya nga xamante ne joxe nañ ko ngir moytandiku doomu jàngoro gi. wér moo ëpp lépp daal te moo gën lépp daal. ndigal jëfe Habib Faye yàlla nañu yàlla yóbbu ci màggal gi ak jàmm ak salaam ñu wax ci leneen mbokki projet d'appui ñeel lépp lu ñeel wàllu sécurité alimentaire nag ñoom ñoo daal di jébbal lu ëpp téeméer ak lu ko toftal ci ay tonnes yoo xamante ni ay ñam la yu jur gi mën a jëfandikoo bokk na ci li ko waral daal di gunge càmmkat yi ci jamono yi nga xam ne mbas mi ngi fii ci mim réew ca diwaan bu Linguère Mamadou Moustapha Ndiaye ak Omar Ka. ci jamonoy mbas mi ngir jàppale sàmmkat yi PASA Lumacaf daf leen jébbal téeméer ak juróom fukk ak juróom benn tonni aliment de bétail muy loo xam ne ñii di sàmmkat yi rafetlu nañ ko lool. aliment bétail lañ ñu indil tey waaw aliment daanaka ku nekk liñ lay jox tey presque dina la gunge 6 mois waaw 6 mois vraiment loo xam ne dafay gunge nit loolu ba tey si jàppale waa ndimbalu waa PASA la. docteur Ibrahima Thiam di coordinateur PASA Lumacaf lépp lu jëm ci wàllu élevage jàpp na ne li tax ñu dimbale sàmm yi moo di état d'urgence bi dafa taxoon ba seeni activité daal di taxaw ndimbal lii nag dina tax ñu mën a dundal seenu jur. li ñu fi indi woon mooy suñu sàmmkat yi nga xamante ni dañ leen doon jàppale te feebaru Covid 19 bi laal leen lu bare ñu ne nañ leen jàppale pour que jafe-jafe yi nga xamante ni amoon nañ ko ci mbas mi ñu mën a def lépp loo xam ne woo ñu war pour que ñoom ñu mën a jógee ci jafe-jafe yooyu commencé waat di liggéey. mooy ñi nga xam ne dañu doon def poulailler ñi nga xamante ni dañu nekkoon ci yarum xar yi ak bëy yi ak ñi nga xamante ni dañu doon liggéey ci affaire meew bi. ñëwoon teewe ndaje moomu Dame Sow di directeur national du élevage woo sàmmkat yi ngir ñu dagg ci ñax mi denc ko ba bu ëllëgee ñu mën koo jëfandikoo. à faire non seulement des réserves fourragères mais des fourrages de qualité notamment le foin. Il faudra de plus en plus aller vers la fenaison. C'est à ce stade-là, vers la fin de la saison des pluies, qu'il faut collecter l'herbe relativement verte qui est riche, la sécher et la garder. C'est une technologie assez difficile, aussi bien dans les pays développés que dans notre pays, mais il faudra aller vers ça parce que c'est ça qui donne de l'herbe de qualité. mbokk yi ginnaaw réew bu Mali ginnaaw réew bu Sénégal ñu dëkkmal fa nga xam ne moom moo di ca Mali foofee nag ginnaaw itam ba ñu leen tànnee ci collège bu fukk ak juróom-ñaar ci ay membre bi président bi ak itam vice président wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk nag jamono yi daal nañuy waat ci rek mission yi nga xam ne daal nañu leen koy dénk loolee nag ni ki tey jii ci ajjuma ji yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu nekk ñeel cour suprême ba fa li nga xam ne nag moom moo di xew-xew boobee nag am na ca centre international bu conférence bu Bamako nag ci rek teewaayu ka nga xam ne moom moo di président bu Guinée Bissau di Umaro Sissoco Embalo ak itam médiateur ba ak itam président bu commission bu communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest colonel major Ba Ndaw nag ak itam colonel Assimi Koïta ñoom ñooñi itam daal dinañuy waat ci li nga xam ne moom lañ war a amal ca dëkk boobee ci lu tolloog fukk ak juróom-ñett ci ay weer yi nga xam ne moom lañ dëkkmal mu mel nag ñaar ñooñee nag am nañ liggéey bu mat sëkk ca dëkk ba ndax itam war nañ rek joyantiwaat lépp lu soxal wàllu jàmm ñeel sociopolitique nga xam ne nag jamono yi mu ngay ameek jafe-jafe ginnaaw réew bu Mali ñu dem fa nga xam ne moom moo di ca France foofee nag mu mel ni ñaar ci ay doomi aadama daal nañuy gaañu nag ay arme blanche moom moo ñeel mbir mu ni mel ni ki tey ji la am ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi nga xam ne moom la ñu nekk ci circonstances yi nga xam ne ñu ngi rek daal di ci ay circonstances yoo xamante ne mbokk yi ngeen baal ma xamaguñu ko fu jege lool locaux yu journal Charlie Hebdo ci ginnaaw itam procès yu attentat meurtrier yi nga xam ne mu nga amoon ca weeru janvier atum 2015 ñi nga xam ne itam kenn la ci suspect nag jamono yi daal nañ koy teg loxo mbokk yi egsi nañ ci li nga xam ne moom la yéenikaay yi xëyee ni ki tey ji ci ajuma ji ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf maire mu Macky Sall merati moom la journal L'Observateur xëy weerati ci xëtamu njëkk ba xamal ñu ne maire mi ngi ko mer keroog alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar ci ndajem secrétariat exécutif national bu parti bi di APR ndaje ma ci vision conférence la woon waaye borom parti bi di Macky Sall dem na ca banaan responsable parti bi amuleen rusukaay li jur maire mi L'Observateur nañu moo di bi ministre Abdoulaye Badji mi yore koppari parti bi jëlee kàddu gi di leeral fa cotisation yi toll ca la waxee ne li ci keesu parti bi matul benn million ndax dafa am ci parti bi ay responsable yu dul nangoo cotiser loolee nag moo merloo Macky Sall ndax ci parti bi responsable ya ca nekk mat nañu juróom benn fukki responsable cotisation yi ñuy war a def weeru nekk mi ngi tàmbali ci ñaar fukki junni jàpp téeméeri junni mi ngi dépendre ci responsable bu ca nekk ak responsabilité yi nga am ci biir parti bi Macky Sall gis na benn million bi ñu ne ci la cotisation yi parti bi tollu loolee jaaduwul gàcce la sax ndax lu mu bon danañu soxla weeru nekk juróom benn million ngir soxlay parti bi borom parti bi di Macky Sall doon it président de la République bu Sénégal Soleil national xibaar nañu ci xëtam mu njëkk ne ma nga woon démb ci réewum Guinée-Bissau président bu Guinée-Bissau di Omar Sissoko Embalo moo ko boole woon ciy ganam ngir ñu màggal ñeen fukkeelu indépendance ak juróom-ñaar bu Guinée-Bissau Soleil national nañu ba mu demee président Embalo sargal na ko bu baax a baax muy moom président Macky Sall ak président Mouhamadou Buhari ku ci nekk ci ñoom tudde nañ la ab avenue ci Guinée-Bissau avenue Macky Sall am na ci réew ma réewum Sénégal gornoor yi fi nekk Macky Sall dooleel na leen anki dina kay moo ko bind ba dolli ñu ci ne doole ji mu leen dolli mi ngi jëm ci joxe suufas réew mi fare ci domaine national bi léegi ku bëggati suuf ci domaine national bi la nga ci bëgg bu weesoo juróom fukki hectare gornoor rek moo mën a approuver délibération bi la Sénégal nañu Macky Sall def na ko tuba yi paate képp ci bolle summi na élu yi solal nommé yi témoigné jàngee ci dogal bi ne président mi ko jël surveiller conseil municipal yi di leen mayi gët ba duñu defati lu ko ëmp loolee la ca jublu léegi domaine national bi bu ci nit bëggatee la nga cay bëgg am na nu muy toll il faut que délibération ba préfet wala sous préfet wala gornoor moo koy approuver muy soog a mën a jaar ci yoon bu ñu moytuwul dana am yoon ca la xew ca SAR di société africaine de raffinage Le Quotidien bi ne kër ga ma nga ca tension bu rëy conseil d'administration bu kër ga moo bëggoon a amalum ndaje démb ngir samp membre yu yees yi war a nekk ca conseil ba waaye Xaadim Ba mi ne woon président conseil d'administration bu SAR te ñu tëbal ko la ñu ne moo fa yebal ay nervi ngir ñu tere ndaje ma am fa bi coow li tàmbalee jolli ca la directeur général bu SAR di Serigne Boub wooye ab huissier ngir mu defal ko constat bi Les Échos nañu tàngoon na jër démb ca société africaine de raffinage ne Xaadim Ba ak Samuel Sarr la ñu ne ñoo tere ndajem conseil d'administration ba kii di Xaadim Ba yéenekaay bi nee nañu la mu bëggoon mu di ñu reporter conseil d'administration ba boole kook baayam akub avocat yi bëgg a doon administrateur yu yees yi teewal Locafrique ci conseil d'administration bi loolee ñu gàntal ko Les Échos nee nañu bëgg-bëggam yooyee tribunal faro ko ci da koo débouté source waa nañu la xew démb ca SAR société africaine de raffinage kenn mësu koo gis ay nervi yu ñëw taxaw ak seen doole ne conseil d'administration bi du am ca kër ga loolee moo am démb ca SAR mu jur fitna ju fa jolle Diallo Aïda saf na sàpp ci yéen kay ñu xëyandool Les Échos wax ñu ne la mu defoon daaw moom soxna Aïda Diallo mu di woote woonu màggal lange ji ko ca ngaabu nee nañu ren duñu ko ca bàyyi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides moo joxe ndigal li nee nañu du ab tànt du baas mbaa ay cant yu ñu koy may ca ngaabu ndax dañoo gis ne moom soxna Aïda Diallo dafa xëtt ndigalal xalifa bi Les Échos bind ne ci màggalug ren gi quarantaine nañu soxna Aïda Diallo ca këram L'Observateur ne ko dañu ko confiné ca ngaabu source nañu Aïda Diallo akuk tagalam di wooteetig màggal ca ngaabu moom faat na journal Le Témoin dolli ñu ci ne moom soxna Aïda Diallo moo ki nagam yépp nee nañu leen fu ñu xam nañu jëm. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye cant ngërëm ñeena la mbokk yéen itam naka noonu ñu jaare fa daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi ngoon incha allah daañu fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média kenn dal ak jàmm.